salaamaaleykum mbokki Dagana man la Pape Abdoulaye Diaw candidat coalition Yewwi Askan Wi ci municipal yi ñu génn nii ñoo amoon tey ay kàddu yu leen di digtal kàddu yi du kàddu dara mais lu dul ay kàddu jaajëfal ak di remercier population daganoise bi yëpp d'abord ci seen maturité bu ñu taxaw ak seen dëgërlaay bu ñu am démb ba ñu dem voter ci jàmm ak salaam benn coow amul. su ma jógee ci loolu damay remercier di feddali sama ay remerciement jëmale ko ci coalition Yewwi Askan bi yëpp ndaxte am nañu taxawaay bu am solo ba nga xamante ni taxaw nañ ko depuis ñu commencé boobu ba léegi donc kenn dégguñu ci xiiro kenn dégguñu ci ŋaayoo ñuy doxal nu mu gën a rafet avant ñuy confectionner liste yi ndax foofu la gënoon metti ba fii te loolu yëpp am ku ñuy wax Assane Seye muy suñu coordonnateur fii mu coordonné action yooyu yëpp te am ci taxawaay bu am solo ba lépp jaar ci yoon ñu ànd bu rafet macha allah te di ñaan yàlla ànd boobu wéy ba yu nekk ci ñu kanam yëpp ñu mën ci am taxawaay bu am solo. di jël ay kàddu tamit di sant di gërëm ñi nga xamante ni mooy ñu représenté woon ci bureau de vote yi mooy siégeants yi ak mandataires yi aussi parce que ñooñu kenn fayu leen. ñoom ñoo jug seen coobare bopp ni du ñuy dem taxawal Yewwi Askan Wi ci bureau yi te ak vote bi nu mu yàggee trop nag ku nekk jël sa bopp tamit ak sa jël presque sa bopp en charge taxaw ci jël yëf yi def ko sa yëfu bopp donc loolu ñooñu amuñu seen fay. aussi di remercier ñi nga xamante ni ñooñu doon jàppale donc ci fii ak ci bitim réew yëpp bàyyi ñu xel di ñu dooleel ci côté bépp nag. ak ci ay conseils ñooñu tamit ñoo ngi leen di remercier bu baax damay wax ni ñi nga xamante ni mënuma ñàkk jël benn ay kàddu remerciement tekk seen loxo mooy ñan mooy dafa am ñi nga xamante ni 10% yi nga xamante ni dañoo votel donc damay wax ni élection bi ñun du ñuy sant yàlla ndax yombul woon déjà amuñu moyens yu extraordinaire yu ñu ci demee ñun ñi ñëpp du ñuy def lu ñuy wax don de soi ku nekk da ngay la nga ñàkk ci ngay génnee dugal ci. ñu ànd di ko dox di ko wax am suñu programme ba nga xam ne dañu ko doon présenter population bi alhamdulilah bu ñu gisee lu tollook 10% et quelques ñëw adhéré ci programme bi parce que kenn joxu leen xaalis kenn joxu leen dara mais ñooñu kon duñu gëm projet bi comme ñun def ko seen projet donc ñooñu kenn amul seen fay. beneen lu mu ci teg mooy aussi amoon na ñu fi soulevé woon muy ay transfert électeur ak ay achat de conscience yu ñu gis. naam am na mais mënuñu ñàkk bu ñu rombee loolu mënuñu ñàkk di féliciter ka nga xamante ni actuellement mooy maire bi muy Oumar Sarr ndax lu mu dee am na ñi nga xamante ni gëm nañu moom lu mu doon doxal muy ay Daganois te ñoo ko votel tamit ba tey moom moo jëlaat mairie bi donc ñooñu duñuy respecter tamit ñoom choix bu ñu def ci Oumar Sarr te di ñaan yàlla que moom engagement yu mu jël yi envers population bi moom it mu honoré ko parce que intérêt Dagana la beneen bi mooy sargal aussi ka nga xamante ni mooy Mouhamadou Moustapha Sarr mu doon candidat CPJ nay leer moom it amoon na taxawaay bu am solo kenn déggu ko ci ay coow vraiment parce que loolu la Dagana laaj waaw donc déjà xëccoo bi ay mbokki nen la donc jarul woon ay yuuxu ak ay ŋaayoo donc te loolu moom tamit doxal na ko beneen bi mooy di peut-être xanaa naqarlu am na benn incident bu fi am ba am ñu ci gaañu loolu di ko xaw a naqarlu mais di ñaan yàlla ñooñu tey fu ñu nekk yàlla fëgg seen bopp ba ñu jugaat fekk seen ay njaboot. leneen lu ma ci dolli mooy aussi di wax militants yi ak sympathisants yi di ko wax aussi population daganoise bi yëpp tey jii nañu gën taxaw parce que lii nii duñ ciy jàng lu bëre booy xool aussi ñu voté ñi. ak nga xool ñi nga xamante ni mooy ñu téye ñi seen bopp voté wuñu ñun am nañ ci jàngat bu ñu ciy def parce que donc 17000 yu ñu inscrire yi 9000 rek ñoo voté presque 8000 yi dañu toog seen kër jàpp seen njàmbur ñun jël nañ ci jàngat aussi parce que soit amuñu ku ñu óolu ci candidat yi wala tamit peut-être lu ñuy doxalee tamit neexu leen ñu toog jàpp seen bopp. loolu am na nga xamante ni nag ñun ñoo ko war a liggéey après dem waxtaan ak ñëpp pour ñu fexe ba ñu épouser suñu projet. parce que projet la boo xamante ni bu ambitieux
te daanu gën taxaw gën ko defar gën ko ñoŋal de sorte que bu ñu ñëwaatee proposer que Daganois yi am yaakaar cette fois-ci que ñu jox ñu bopp. te di wax surtout que dafa am ay échéances yi nga xamante ni mi ngi ci kanam muy législative yi ak présidentielle 2024 parce que suñu bët ñun foofu nañ ko teg waaw lii benn pàcc la loolu laay wax toujours donc on a perdu une bataille et perdu sax dama koy mettre toujours entre guillemets parce que man gëwuma perte damay wax ni toujours damay wax j'apprends je prends note avancé donc dama siy jël dara jàng ka si ba pare taxaw si loolu ak li ma yor ñu avancé donc ñun foofu nañu toll te ñi ma àndal ñëpp nag wax dëgg yàlla kenn découragé wu si loolu moom si gën a neex parce que am na ñoo xamante ni bu ñu amee donc lu mel nii rek mën nañu xaw a découragé mais ñoom tey nañu gën a taxaw te loolu daf ñuy gën a may fit ñu xam ne ñun li ñu nekk kon dëgg la kon ñu gën dem si kanam beneen kàddu bu mu si teg mooy di sant aussi di remercier ka nga xamante ni mooy le préfet de Dagana si taxawaayam depuis tout début bu ñu tàmbalee ba léegi wax dëgg yàlla am na taxawaay bu am solo bu muy dox te képp ku ko woo dina la uyu boo ko messager sax lu mu guddi guddi dina la tontu aussi donc kon kooku du ñu def lu dul jaajëfal ko ak autorité administrative bi nga xamante ni ñoom la seqal liggéey bi. beneen bi tamit mooy remarque bu ñu def tamit mooy les forces de l'ordre wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na parce que fexe nañu ba nit ñi lu mu bëre woon ay jaxasoo surtout yenn centres yi comme ay école 2 wala école 1 ñoom fexe nañu ba gérer ko ba wax dëgg yàlla amul benn incident benn coow amu fa donc loolu tamit lu ñuy rafetlu la parce que ñoom loolu ñu leen sant loolu mooy seen rôle donc am nañu professionnalisme ba nga xamante ni wax dëgg ñoo ngi koy saluer donc lu may mujjee tamit mooy di woo suñu frères yi et sœurs yi nga xamante ni ñoo bokk génération ak suñu grands frères yi ñu gën a engagé wu parce que Dagana dafa soxla doomam yëpp waaw lii nii ñu jëm nii je crois que même manière bu ñu defee politique dafa war a changer parce que ku ñu xool suivre na ñun suñu campagne di nga xamante ni ñun lu ñu oo nit ñi c'est des programmes ñuy def ay débats di sensibiliser nit ñi surtout la population ñu xam parce que population bi ñoo war a taxaw dimbale municipalité bi parce que doxalin bi fii dem na ba sorte que dañuy jàpp ni mairie bi fay la tegu population fay la nekk alors que ñoom ñëpp ñoo war a booloo ñoom ñooy war a contrôler municipalité bi loolu moo leen di dimbale ba tax bu ñu naree dëngal ñu jubalaat donc loolu population bi yëpp nañu koy wax ñu gën a xam lan mooy rôlu conseil yi lan mooy rôlu maire bi ci dëkk bi ñu mën a am benn taxawaay bu mat sëkk pour que bu ñu naree jàdda yoon ñu leen kaay leen fii la donc beneen bi mooy di wax militants yi ak sympathisants yi toujours que tey jii nañu gën taxaw ci combat bi nañu ñëw ñu gën a laxasaayu ñu xool naka nañuy def ba gën a massifier aussi pour yi ñu jëm ci kanam échéance yi ñu am beneen taxawaay bu baax donc te di woo population daganoise bi yëpp nag ñi nga xamante ni gëmuñu nu wala ñeneen nañu voteel ñëpp nañu oo parce que suñu projet du pour ñun pour Dagana la donc loolu mooy kàddu yu ma amoon donc di ci sànni di sant ak gërëm aussi ñi ma àndal ñi ñëpp ci coalition Yewwi Askan bi mais du ma terminer tamit te du ma gërëm ak sargal mooy TV Waalo ba nga xamante ni wax dëgg yàlla depuis bu ñu commencé ba léegi ñoom ñoo ñuy taxaw ci wàllu donc audiovisuel bi te suñu kàddu yi vraiment ñu ko yóbbu fu sore donc ñooñu amul seen sant ak seen gërëm donc di remercier aussi yeneen chaînes yeeg rajo yu fi nekk yi donc mënuma leen lim mais ñoom ñëpp ñoo ngi rafetlu seen taxawaay parce que am na benn multiplicité bu fi am déjà ci wàllu donc média donc loolu duñ koy sante yàlla donc di ñaan yàlla mu gën a jëm sa kanam parce que ku nekk war nga mën a wax ñi dégg la nit ñi nag après ñu xool ñoom lu leen gënal tamit donc loolu ma doon kàddu yi donc jërëjëf maa leen di gërëm